mag boo xam ne day yëngu ci wàllum pigeon voyageur nag buñ ko waxee Sénégal léegi dafa am ñoo xam ni dañuy tënku bokk ci benn kuréel di def wàllum compétition tey nag éleveur bi ñëwoon fii ci Guédiawaye seet si un grand éleveur ñu koy wax Samba Gueye Bathie Loft tey nag ñu seet si woon ko ndax ñoom dimanche bi passé danoo yóbbu woon seen pigeon yi ba Lompul bàyyi leen pour ñu ñibbisi tey nag ñu ñëw xool grand Samba Gueye ba xam pigeon yi mu yóbbu woon ñëw nañu wala ñëwuñu ndax kat gars yi loolu dafa yéeme de Lompul du fii yëpp nga sànni fa pitax mu ñibbisi tey daal dina leer ba xam grand Samba pitax yi ñëw nañu wala ñëwuñu. man la Samba Gueye Colombefile dëkk Guédiawaye bokk ci membre HCOLG di def ay compétition bi passé tamit Lompul duggoon naa samay champion mais ñu ngi toog xaar résultat yi léegi ñu dugg ma présenté champion yi ak championne yi ma yore. kii mooy Maymuna kii sama yaay laa ko tuddee moo tax compétition bi ñëw moo njëkk a ñëw sama kaaf mi ngi nii kii demoon na. kaaf gi nag amul favori mais am na ci ay jeunes boo xam ne tamit tey mi ngi ci biir kaaf bi kooku mooy sama révélation ci année bi. waaw boo leen xoolee jeune bi mardi bii lay ñëw. lay am 3 mois tout juste compétition duggoon na mooy 4e pigeon bi ma dugal ci compétition yi 4e compétition parce que dafa wane boppam dañu dugaleen ci panier pigeon yóbbu leen Richard Toll ñu jaawale ko avec sa petite sœur parce que du ñoo nduroo kii doomu benn mâle bi ñuy wax naxe la. mâle bi mooy naxe mâle bi daaw boo ko xoolee compétition yëpp la def mâle bi mooy seul sama kaaf pigeon boo xam ne def na 2 ans d'affilée ay compétition amul benn mois boo xam ne toog na ko noppaliku dafa def zone 2016 première compétition mu jël ci 9e après si laa ko dugal repro def boobu nag affaire boobu matériel gu ma woon ci Colombefile ma def yëfu cuune mais année bi si topp dugal naa ko compétition yëpp kii mooy sama première arrivée Kédougou mooy national bi. waaw mooy sama premier parce que à partir de Tamba la commencé woon boppam daaw mais tamit daaw tamit si la ma defal ay classement yi extraordinaire ci zone nord bi ñu dugg nii mooy Louga ak Saint-Louis dem na moom Rosso Mauritanie presque mën naa dem na 6 fois Rosso Mauritanie waaw dem na 6 Rosso Mauritanie semaine prochaine bii ñëw dama ko yóbbu Matam ak benn jeune kese ñoom laa yóbbu Matam. Unzeren mën naa ren sama meilleure performance sama kaaf pigeonneau boobu moo ko def waaw pigeonneau la Unzeren mi ngi nii moom la ko sama jarbaat tuddee borom ñetti bàgg yi kii mooy Unzeren borom 3 bàgg yi pigeonneau la 4 mois la am kii mooy 2 heures 10 minutes la def Rosso. fii tamit am na beneen pigeon bi ñuy wax mooy sama 2e arrivée ci compétition bi passé kii la ñuy wax Prince de Guédiawaye kii na ko ñëpp éleveurs yëpp xool dama am benn coalition bu ma def ci année bi ak coalition bu ma neex avec beneen Colombien muy Kassi ñoom seen femelle bi jur kii ñoom ñoo ma ko jox kooku ci sang lu ci sang Ferrari la bokk mâle bi jur Unzeren sang wu Carlo la ci Alla Gueye la jógee ñoom 5 frères lañu ak benn sœur compétition bi passé ñoom ñoo tegal à part ma mère Maymuna ñoom ñoo ci topp. am na tamit beneen mâle bi fi nekk kooku moom la ñuy wax eskay mi ngi nii compétition boo ko xoolee day muyee ki la ñuy woowee eskay malgré day muyee mais foo ko dugal day ñëw. compétition yi ni muy demee mooy damay jël sama panier préparer samay pigeon pare yóbbu leen Sénat bu Mbaaw
parce que ñun waa zone 3 mooy banlieue bi foofu la ñuy enloger suñu pigeon léegi bu ñëwee dañuy joxe suñu pigeon dugg ko ci kees léegi bu ñëwee ci kees yi dañuy avant tout dañuy jox ay fiche d'enlogement yi mooy numéro pigeon yi war a dugg ci compétition bi ngay bind joxe ko boo demee ñu jox ko léegi fiche d'enlogement dañuy dagg benn étiquette dañuy dagg ci kaw mais dañ koy marqué comme feuille examen bi mu demee léegi jox enlogeurs yi kenn ku nekk du xam kii bi taxu kan la mais ki yore antenne yi rek mooy xam ni comme AB Samba Gueye ko moom war a AC noonu léegi pigeon bi demee dañu leen di takkal numéro yi matricule yi dañu leen di takkal seen tànk léegi bu ñu leen takkalee seen tànk matricule yi après ñu dugal ci ay panier ñu dugalee ci panier dañ leen yóbbu ba lii de lâcher bi bu ñu yóbbu lâcher bi yow da ngay toog sa kër nga xaar sa pigeon bi ñëwee numéro bii ngay jël dugal ko ci woo juge bi jox ko bu dee da ngay woo téléphone nga jox ko ci juge bi bu dee WhatsApp ngay def nga def ko ci WhatsApp bi. grand genre man bu ma déggee say biir wax. waaw pigeon nekkul est-ce que pigeon yëpp ñooy compétir parce que bu ma déggee say biir wax sànq dégg naa ngay wax saaw Amadou ñàgg saaw Papa Tumbaraay. est-ce que pigeon dafa am spécial ay pigeon yoo xam ne ñoom ñooy compétir. waaw pour ñu comprendre. comme man jox exemple. est-ce que voyageurs yëpp. dañuy voyager est-ce que voyageurs yëpp boo leen sànnee dañuy ñibbisi. waaw parce que voyageur boo xoolee tur bi mooy pigeon buy voyager mais li ñu la def mooy colombophilie waaye course la du pigeon yëpp ñoo ko mën a def. dama lay jox exemple bi gën a facile comme fas yi boo xoolee am na fas yoo xam ne dañuy def course am fas yoo xam ne saret lañ ñuy takk am fas yoo xam ne ci tool yi la ñuy nekk am fas yoo xam ne dañ leen war nii kese boo jëlee fasu boo xam ne voiture la. nga dugg ko ci fasu course yi non bu ñëwee doo gis dara pigeon yi noonu la demee tamit. sànni bi grand sànni bi ni muy demee. sànni bi ni muy demee. pigeon yi da nga leen di sànni est-ce que ñoom dañuy naaw directement ñëw wala dañuy fanaan wala dañuy yendu. waaw wala bu ñu ñëwee ni muy demee. waaw sànni bi bu ñu jëlee pigeon yi ba dugg leen ci panier yi ba leen ñu lâché leen. pigeon yi ay comme tey boo xoolee suñu compétition bi passé les premiers pigeons defuñu ko 1 heure de temps moins d'1 heure de temps lañ ko def. Lompul Dakar mooy ñi dëkk Ñaxiraat point avant yi. pigeon voyageur pigeon mooy pigeon bi ñëw en temps rek. pigeon boo xam ne performant boo xam ne day daw ay heure lañ soxla ci distance yi tey bu ñu sànni woon Tamba soxla ñu pigeon bu koy def ay 4 heures 3 heures 30 lañ soxla. Tamba Dakar loolu lañ soxla. même comme ay Saint-Louis soxla ñu pigeon bu koy def ay 2 heures 10 minutes moins de 2 heures lañ soxla ay 2 heures 30 minutes 2 heures 24 minutes. bu ma déggee say biir wax responsable. mais responsable yor soxna macha allah yor njaboot. mais est-ce que loolu ak pigeon yi. maanaam lan nga gis ci pigeon yi ba ciy yëngu. waaw comme man nekkuma arriviste ci pigeon yi man dama judd ci pigeon yi parce que man sama yaayam mooy sama maam bu jigéen moo doon yor ay pigeon parce que sama maam Saint-Louisien lañu boo xoolee tey sama famille yaay ñu ngi juddoo Ndar Balakos waaw parce que man sama maam bu góor mooy Boubacar Gaye mooy le premier mécanicien noir à Yoff ci cheminot yi parce que boo xoolee ñun au niveau de Saint-Louis ba Bamako suñu famille yëpp dañuy yor ay pigeon man dama doon jóge fii à Thiès dem temps bi nekkuñu Dakar dem Saint-Louis dafa jëlee ay pigeon di ko indi suñu kër mais sama kër fi ma juddoo à Guinguinéo suma kër maam mi ngi koon campement ci dépôt bi ci gare bi foofu laa commencé am amour pigeon parce que bu ma doon jàngi samedi dimanche ma doon ñëw sama kër maam ba ma ñëw di xool pigeon yi kooku dañu wax ni boo leen jàng doo leen laal pigeon yi mujj gi affaire bi travaillé ma trop mujj gi damay góorgóorlu pour am moyen pour mën a nekk ci pigeon yi. maanaam daal pigeon dafa bokk ci yow. bokk ci mun mais n'est-ce pas compétition yi mbooloo la woon. waaw nekkul woon yow kese. waaw mais est-ce que am na ñeneen ñoo xam ne sànni woon na seen pigeon ñëw na. waaw comme kaas yi ñoom Aliou Cheikhou Abdoulaye Fall Diali Sarr Amadou Touré Bo ak Cheikh Omar Dieng Ascolche Idrissa Diop Maodo Sarr ñooñu suñu membre association ñu ñoo teewul ak Moustapha Guèye ñoom ñoo représenté woon Guédiawaye waaw par association waaw bu ñu représenté woon Guédiawaye waaw boo xoolee tamit am na tamit ay copains yoo xam ne comme ñoom Amadou Soirée ñoom Dëgër mooy suñu président d'organisation ñoo xam ne tamit ay éleveurs renommés lañu ñoom suñu ñoom ak ñoom day metti ak waa Diamaguène yi mooy waa Ascolis yi am na tamit waa DKM ñoo tamit ay éleveurs yu bëri la yoo xam ne dañuy diggante tout le temps mbooloo la daal mbooloo boo xam ne il regroupe comme ñun suñu association bi il a plus de 80 et quelques membres
colombophilie léegi au Sénégal mi ngi nekk loo xam ne mi ngi développé parce que colombophilie man comme tey à Thiès man maa fa yóbbu colombophilie mais tamit Mboro tey maa ngi am gars yi may formé foofu kii nu mu tudd sax Richard Toll mooy ñoom Daoud Ndiaye ñoom ñu ngi préparé ñoom tamit national bi ñu dugg Kaolack am na ñu fa nekk Mbour Saint-Louis Touba mais yëpp parce que mi ngi développé Diourbel sax am na léegi ay colombophilie parce que semaine prochaine ñoom ñu def nañ seen assemblée générale. ñun waa éleveur bi seen flash.com faaw ñu dem seeti ñeneen ñi. waaw teg leen foofu seen loxo amul buuj. waaw ñu ngi présenté wu man Amadou Souaré la ak Moussa Faye ñu koy wax Moussa Wali di Africa Loft ñuy def li ñuy wax colombophilie. Colombophilie nag Sénégal fii ñu bëri xamuñu ko ay pigeons voyageurs yu ñuy élever yóbbu leen d'un point A à un point B ñu bàyyi leen ñu ñibbisi ñu jéem a xool yan vitesse la ñuy def yu gën a kii quoi yu gën a kawe course pigeon la. waaw loolu la ñuy def ci Sénégal lu bees la nag mais bon mu ngi gën a màgg quoi. waaw fii mooy Africa Loft. Africa Loft équipe la man la Amadou Souaré ak Moussa Faye ñooy gérendoo lépp di partager lépp aussi. moom dinaa la bàyyi ak moom mu war la yenn pigeons yu ñu gañeel yi ci vitesse demi fond yeeg yooyu. salaam sama gars yi siyaar naa leen dama leen di présenter samay athlètes yi ma compétiré ren. aussi yi may préparé pour saison 2018-2019 d'après dimanche la woon compétition bi maa ngi enlogé woon 174 waaw 174 pigeons. ñii ñooy samay athlètes mâles ñii laay préparé ñii ñooy samay athlètes mâles yii nii laay joué pour ren ñii nii laay joué pour ren constateur laa doon joué puce bi moo nekk nii xam naa doo am étiquette parce que puce lay am lii mooy puce bi. parce que puce bu nekk bague bu nekk dafay ànd ak puce am boo xam ne moom la ñuy accoupler pour su taxawee ci constateur bi mu mën a déclarer ne pigeon bi maanaam pigeon bi takk 11 918 ñëw na kii 100% Ardennes la aussi itam bokk na ci samay athlètes yi ma ëpp yaakaar ci saison bi ren parce que daaw rakkam bu jigéen amal na ma as pigeon secteur 3 ci vitesse yi waaw ñoom ay Ardennes lañ mais ay Ardennes yu gaaw lañ macha allah. am naa ci ñoom yaakaar bu baax a baax a baax. côté bi aussi ay mâle la ba tey mâle bleu bi nii kii daaw joué na kii moom ak couple de Niem daaw ñoo ma jëlal Koungheul P2 pigeon bi seen d'origine champ néerlandais la. mais mu ngi jóge Maroc ci benn éleveur bu ñuy wax Aziz Bilfouz. mooy aussi maa ngi koy xaar ci demi fond yi am naa ci yaakaar bu baax démb dimanche bi passé dem na mais d'après dama koy téye waajalaat ko bu baax a baax parce que ñu ci mel ni ñoom Samba Gueye ak yeneen gars yi ku leen bëgg a duma il faut nga waaj ko bu baax a baax a baax. kii nii bi may Koupentoum su ma juumul Bachir Diagne moo jël P ma jël 2e 3e 4e kii moo jël 3e kii nañuy wax rapido moom belge la yaayam jostonné la. femelle yi ñoo nekk nii Ardennes bi ma la njëkk a woon sànq kii mooy sœuram kii moo jëloon suñu rayonnage secteur 3 kii moo jëloon première as bi waaw. kii tamit mooy sama première arrivée dimanche bi kii nii moom Van Loon la ak Gabi papam Maroc la jóge yaayam natural la jóge mooy sama première arrivée kii nii sama deuxième arrivée aussi itam
ci saawu Amin Hilmi la bu Maroc ci lignée Bolt bi la bokk. lignée boobu aussi itam def nañ fi performance ci vitesse parce que pigeon yi ma njëkk a jàpp yëpp ci lignée Bolt bi la bokk ak sama benn mâle Jensen bu ñuy wax Jensen G ñoom am naa ci ñoom yaakaar bu baax a baax ci vitesse yi. femelle bi nañuy wax Tabata kii nii depuis 2016 mu ngi fi moom macha allah benn compétition rek la mës a fanaan te Saint-Louis la woon entraînement la sax du compétition. lii mooy presque dernière case bi jeunes yi ci lañ nekk am na ñu ciy compétir am na ñu ciy xaar ba déwén. pigeon bi ma la doon naan bokk na ci pigeon yi fi gën a performance kii doomam la kii nii parce que wàcce woon naa ko production mu am fi kii en même temps kooku couple lu néew mu ngi ne ci kaw mu ñëw. gannaaw grand bi ñu expliqué pigeon yi boole ñu ak sa groupe muy Moussa Faye ñu naan ko Moussa Wali mu woon ñu champion yi mais pourquoi nga choisir sa turu colonie Africa Loft. waaw Africa Loft Africa la Loft mooy lii mooy colombier dama am ay xarit ay tubaab yu bari yoo xamante ne dama leen di wax ne yenn saa yi damay def colombophilie daf leen di jaaxal quoi ñu ne ñoom Afrique nan la nit ñi di mën a defee colombophilie Afrique quoi ñoom comprendre ñu loolu. ma ne bon su fekkee ne dama nar a nekk Afrique di def colombophilie la meilleure manière pour wane ne Afrique ñu ngi koy def mooy sa tour ci boppam na nekk Afrique. moo tax ci réseaux sociaux yëpp noonu la nit ñi commencé may xam des Hollandais ay Belges ay Allemands ba ay Roumanie Pologne am fa ay xarit yoo xamante ni dañuy échanger. même Afrique du Sud récemment Maroc yu mel noonu quoi c'était juste pour ça wane na Afrique tamit ñu ngi koy def. maanaam daal pour sa dëkk. gars yi xam leen ci wàllum colombophilie moo tax nga utiliser Afrique bi. exactement mais grave bu ñu déggee ci biiru Moussa Faye ni mu ñuy expliquer pigeon yi. am na ci pigeon yu bëre waxuñu fi mu ko jëlee d'origine bi du Sénégal. exact daf ñuy wax Maroc wax ñu Boltu tuddal ñu ay champion yoo xam ne. ñoom extérieur la ñuy vie maanaam kon yow pigeon yi xaaj bi yëpp Europe nga ko jëlee. non mën nañu wax. waaw mën nañu wax loolu mais reproducteurs yi. reproducteurs waaw man dama commencé bi may def colombophilie dama ñëw ci champion yi nekk Sénégal local yi d'abord fa laa njëkk a commencé dama njëkk a jël fii ba pare. ma door a dem nag ci yeneen yoo xamante ne c'est à l'étranger. mais grand jënd nit sa alal ak sa moyen. jóge fii dem ba Europe. ak gars yi ni demee Europe. tey jii man sama genre bi. su ma demoon Europe du nekkul damay jënd pitax ñëw dama fay toog liggéey. ak keneen yow nga jël sa alal dem Europe jënd pigeon ñëwaat toog loolu lan la loolu amour la wala lan la daal lan la affection la avec lan la quoi yow lan la def yow ci pigeon ba nga yow sa lépp nga def ko ci pigeon. waaw xam nga passion kenn mënuñu la ko wax ba mu dugg si lu nga dund ko. loolu benn affaire la beneen affaire bi am nañu chance su gis ñi nga xamante ni ne des amis yu nekk foofu ak. moyens yi nu mu développé nii il suffit que ma woo la ne la numéro bague bii ak bii seen doom laa soxla moom laa bëgg nga accoupler leen après nga yónnee ma seen doom donc via avion day gaaw. day tëgg couple bi. exact li nu jur. la lay jaay. voilà exact loolu xaalis la wecc bi la. waaw xaalis la ci benn sens bi mais ñun boo ko xoolee au Sénégal mun naa ne c'est 100 000 fois rien li ñuy dépenser par rapport ak l'Occident li ñuy dépenser su ma la nee actuellement nii. bu fekkee ne pipaale par exemple pigeon bi buñ ko wanteeree day tourner autour de 10 000 euros. mais au delà de ça ñun gis nañu couvrir nañu kaaf bi. grand kaaf bi du kaafu como maanaam kaaf bi budget la
maanaam tey jii est-ce que bu ma la laajoon ñaata nga fere ci kaab bi mën nga ma ko wax. pour être honnête. passion neex na trop mais doo compter booy defar doo compter da nga koy def à petit feu rek ndànk lii laa mën a dem étape bii ma def loolu ma def lii après beneen étape bi ma defaat succession ainsi de suite soo commencé di calculer li nga ciy dépensé il se peut que bu passion bi fort trop tam nga bañ a def. waaw te dama gëm ne lépp looy def rek j'ai l'habitude de le dire essaie d'être professionnel dans ce que tu fais damay wax gars ñi même booy jaay caaf na professionnel. pigeon pourquoi nga choisir nekk un éleveur de pigeon voyageur compétiteur lu tax. pigeon mooy li ma wax sànq rek. loo donn la wala loo judd fekk fii seen waajur di ko yar wala lan la. waaw loo ko pigeon boo ko bëggul sa xale doo ko bëgg sa mag. loolu c'est sûr man pigeon yu ma njëkk a am je me rappelle sama yaay dafa mos a yóbbu vacances Kédougou ma am 7 ans xam nga 1000 ans mu nar ma fa bàyyi di ñibbisi ci Dakar mu ngi ma may 150 francs yaakaar naa boobu xaalis waaw fanweer ma dem ànd ak sama benn nijaay ngi dem gis benn waay bu am pitax temps yooyu jamono yooyu naqare la nag trop bon ñu dem ci kër waa ji waaw ñu dem ci kër waa ji toog fa suba teel toog xaar ko ba mu yeewu mu ñëw dugg jox ay pitax jox ñu dem kër ga kontaan dañuy toog di xool ko suba ba ngoon amour bi ngay am ne depuis sa jeunesse waaw peut-être circonstance su àdduna dina tax doo am jot bi doo ko mën a def ak yu mel noonu mais si toutefois nga xaw a nga am temps bu xaw a flexible tuuti rek passion boobu day yeewu waat. parce que grand nga sànni pigeon ak pigeon li mu mel ci yow kon wax nga ko ci commencement daa bokk ci nga sànni ko fu mel ni lëmpul pigeon bi ñibbisi loolu lan lay def ci yow. amul prix loolu xaalis du ko jël. il faut nit ñi essayer ko. nit ki nag bu tollee fee di ñëw yow sa bopp sa rythme cardiaque day changé. amour bi moom la ñu ci mais on va pas se voiler la face am na loo xamante ne dañ ko def am na possibilité il y a des possibilités mais actuellement nii on est A lañ nekk demaguñu B demaguñu C mais jour bu ko Sénégalais yi comprendre parce que le chinois l'hollandais le belge tout ça pigeon buy def résistance lañu soxla topp xawuñu fu mu jógee le pigeon bi wër di def ay résultats fu mu nekk ci àdduna bi dañ koy jël pigeon bi ma lay wax nii bi 360 000 euros bi un sud-africain moo dem jënd ko belge am na yoo xamante ni ne beneen sud-africain bi ñuy wax Kitchen Brand waaw non moom ak beneen gars bi ñuy wax Samuel ñoom ñoo jënd pigeon boobu ñu ngi ko jëndee ci benn waay bi ñoo jënd pour juste pour dire que ne dafa c'est lucratif quelque part mais Sénégal ba fu mu toll nii ñi nekk ci milieu bi rek ñoo ko comprendre ko mais ñu ngi liggéey ci li nga xamante ni nañu fexe ba gën ko valoriser muy dem télé yi di ci jot ak ñu mel noonu si toutefois que la mayonnaise bu jàppee rek ci la ñuy xamee vraiment passion waaw su ma dernier moom mooy lépp luy nit di def rek ci moo xam si domaine bu nekk nga boole ci gëm yàlla waaw gëm yàlla quoi. am na lépp loo gis rek dafa laaj passion ba pare dafa laaj gëm-gëm ndax moom li nga ko gisee nii grand la di ngi am njabootam am léppam mais suñu borom dimbali nga ko ba mu dajale ay ñanaaw di leen jox muy lekk di leen jox muy naan loolu rek dafa métti dèjà loolu rek ngay xëy di dundal sa njaboot di dundal jur loolu rek dafa métti gannaaw nag bi ñu wane affaire yëpp ñu ngi koy ñaanal lépp lu mu ci séntu rek yàlla na ko yàlla defal seen émission éleveur bi nag noonu lay demee ci élevage rek lay dox seen flash point com ci élevage kese lay dox ki fépp fu élevage nekk dinañ fa ñëw seet si ko daa seen flash voilà. moo dàq suuf la tabaski ay waay lii neex na